tout d'abord di leen nuyu di leen remercier bu baax a baax comme ni ñu am habitude di ko defee saa su nekk saa bu ñu leen soxlaa ngeen teew donc di pëtëxloo ci rek fi nga xamante ne fi la grand yi jaare donc ñu ñëw ci cadre festival bi parce que man je pense bien que ne festival bi utilité bi mu am ci région de Thiès lu ci bëri sax waxuñu ko parce que xëy na am na communion bu am entre acteur ak fans mais aussi am na communion boo xamante ne am na ci sunu mbokk yi nga xamante ni ñi ngi xaw a yàgg ci hôpitaux yi te doon fa gëjoon a génn ñu dem fa benn matinée seet leen dem ci fu dem ni ki prison bu Thiès seet ñoo xamante ni xëy na gëjoon nañu génn communion boobu am rek ak sukkali waat beesalaat xol fóotaat xolu nit ñi nga xamante ni xëy na am na koo xamante ni yàggoon na ci prison bi liggéeyal yàlla boobu ci nekk ak yu mel ni ki ay yenn don yu ñuy jël di ko jagleel yenn daara yi donc loolu rek tax war na tax képp kuy liggéey te yàlla rek tax ci région de Thiès waroo xaar ñu ñëw vers yow danga ñoo war a ñëw fekk si jàppale ñu parce que man am na loo xamante ni nii duma ko bàyyi mu sedd ndax xam nga muy lan ñun yalwaanuñ boo ñu gisee ñu taxaw rek nga xam ni yelloowuñ sax yalwaan parce que joxekatu sarax du nangu yalwaan buñ demee nag ba toll ci foo xam am na foo xamante ni buñ ci tollee dañuy laaj li ñu moom te artiste comédien ku ko xam-xam nous on est très poli du ñu saaga du ñu tëj bus du ñu tëj bureau du ñu génn sol t-shirt wala takk mouchoir bu xonq du ñu def lenn dañuy taxaw fii fi ñu ko war a waxee ñu wax ko ñun ci sunu wàllu bopp du ñu jël sunu lenn di ko ci def parce que askan wi ñun ñoo ko bokk moom sunu lenn liñ ci mën a kës def dañ ko ciy def fa la ñuy yem sunu kër yi dafa am lu ñu fi war amul nu warloo ak sunu njaboot donc sunu cotisation yi ñu am a kës néew ak jéem ko di ko def ci biir ARCO pour jàppale région de Thiès borom kër boo demee ba am ku la wuutu ci sa dépense su kër boo goree boo jotee sa pension xaaj ko ci digg bi jàppalee ko lenn li parce que bu doon mairie bu Thiès dañ leen bàyyi ñun ñu toog def lii suñu ay loxo fu ñu tourné ñu ñëw ne monsieur le maire bu ngeen ñu jàppale defaral ñu festival parce que on en a besoin bu boobaa doon nañu sonn ndax kii ñulug di jooy du maye ñeex ñun fi ñu toll nii weesu nañ ci loo xamante ne nii dañuy toog ci ginnaaw ni di ko support yàlla dimbale nañu mu néew mu bari am nañu tuuti njàngat jàng nañu mun nañu rédiger suñu ay projet def nañu projet pour région de Thiès defuñ projet pour suñu poche defuñ projet pour ñun dong yemale ko suñu bopp donc dañoo def projet pour région de Thiès muy dox mu am juróom-ñetti at muy dox ci jàmm ak salaam muy dox ci ak yenn soox muy metti tey bu suba am mais fi mu toll nii dañu commencé di mettre góor ñi dos au mur te góor ku ko jël nag sës ko ci miiru wis bi day fippu te bëgguñu egg nag ci cadre boo xamante ne dañuy fipp ndax ñun bu ñu yëngoo askan wi mooy yëngu parce que ki la yoree sa làmmiñ bu waxee da ngay jóg topp ci ginnaaw mais am na ci loo xam ne duñ ci yegg donc bu Talla Sylla rek la ñuy waxal monsieur le maire ñi ngi wax ak yeneen maire yi mais gis ñi nga xamante ne ñooy sunu ay bonne volonté nekk ci dëkk bi te yàlla mën na leen gan man génnkat laa damay génn pratiquement tous les soirs soirée yi booy yi di tëgg ñëpp ñu ci bëri xam naa leen dama fi tasanteeg ñenn ñi mais suñu yenn autorités yi dañuy préférer taxaw fële naan Thierno Gueye nii katana Sambata Dia nga ñëw taxaw génn sa pochette maye fa loo xamante ne xëy na boo ko defee théâtre bi kenn du la dégg parce que nit ñi defatuñ te yàlla tax defatuñ pour seen bopp bu fekkoon ni ñun ñiy toog ni ñu mel xooluñu lu ñu askan wi jariñ mais ñi ngi xool chaque fois lu ñu jariñ askan wi bu doon ni suñu autorités yi dañoo mel ni ñun kon tey ji naqar bii ñu am toog fii nii pour lu doxal suñu dëkk tey duñ ko am te bu ñu xoolee avantage benn amut dégg nga li sëñ bi wax li Jules Dramé expliqué ne sëriñ bi loolu la ko wax même si bien vrai que ne tey lu ñu am aar moo ñu ko may festival bii nii jëlewuñ ci dara xëy na yàlla jëlewuñ ci dara ndax dinañu fexe ba nu mu ci mënti demee aussi nit ñi nekk Thiès amul benn activité loo fi am dañ naan non nañ leen seetaan du dem boobu moo war a jeex gis nga festivalu jazz bu Saint-Louis bi mu dalee dox ba tey yàlla ngi koy sutura dem na ba fonds yi xëy na sax jógeetul Sénégal festival bu Thiès bii ni ci kàttanu yàlla ak mbaaxam loolu la ñu ñaan yàlla mu demee te incha allahu rabbi noonu lay demee parce que ñëpp ñu ngi taxaw xëy na nan dina dem wala du dem ñu ci mën a jàpp ñoo fi nekk mais duñ ci jàpp donc am na ci loo xamante ne bu ñu demee à un moment donné nit ñi danañ toogaan nag concerté wu xool diggante bi nga dee def ak léegi lum la jariñ ak fi nga toll fi nga jëm lan la lay mën
parce que ñun à un moment donné nag dañuy dem nekk ci leneen ci sunu yëfi bopp parce que mënoo di liggéeyal askan wi di jariñu la dara da ngay dem ba dañ ciy jële ay bor yi bu ñu yemoon ci ñun ak peut-être commerçant yi kenn jógewu fi mun na bañ a yegg fi mais ñi nga xamante ne wàññeeku nañ yàlla na leen yàlla yërëm seen njaboot gi ñoo soxla xaalis bi ñu leen leboon te ñooñu pour ñu tàlli fa ñu tëdd foog ñu miiras leen donc foog ñu fay leen seen bor yi yéen man population bi man yéen laay xam directement parce que ku mu doon yow di yow ku fi bàyyi woon alal dénk ko ay nit xaalis ba jóge fa boo làkkoo di nga bëgg sa njaboot jot ci séddoo ko nga tàlli ci sa bàmmeel donc nag ñu ngi nii yalwaanuñu sarxuwuñu dañoo toog am lu ñu metti di ko jooytu fi ñu ko war a jooytoo ku ñëw nag indil ñu sa ñaq dimbale ñu ko te yàlla tax ñu jël ko donc man loolu laa amoon lu ma ci xëy na kàddu yi dëgër na mais nag da ngeen di comprendre ni may toll laay waxee donc maa ngi koy jéggaluwaat bu baax. li jëm ci festival bi gañewuñ ci dara mais dinaa ne gañe nañ ci dara ndax waa ji jaay café ñëw promenade bi nit ñi ñëw mu jaay fa café kooku gañe na ci dara maire ba fay jaay caaf kii gañe na donc festival duñ ko quantifier ci am naa ci xaalis bi ma defee sama festival ba pare dese naa nangam ki nga xam ne nii citoyen bi dëkk ci dëkk bi ñëw fa gis fansam kontaan ci xolam sedd ñu won ko ñu présenté ko ay représentation yu am solo mu kontaan ci xolam sedd kooku gañe na ci donc loolu ëpp naa bàyyi ñun bëgguñu ko bàyyi mais xam naa ne dinañ dem ci bàyyi ko ndax festival bi nañu xam ni ñun dañuy dem di wuyu ji suñuy nawle dañuy dem ci région yëpp Jules wax na ko léegi dem nañu festival maam ak festival yëpp dañ fay dem di wuyu ji suñuy nawle kon suñu demee ci festival jàmbur yi ñun tam dañoo war ñu nit di invité nit ñi ñuy ñëw nit ki mënul di la invité toujours kaay añ te yow doo ko invité kaay añ donc loolu c'est normal que ñu jàpp festival bi Jules wax na ko dañ ñëwoon suñu demee ba 7 ans 8 ans dañuy internationaliser film bi festival bi ndax yàlla may na man mii di wax ak yéen man dem naa Allemagne ci dans le cadre de la coopération ak Zollinger dem bokk fa ci benn production ñu def fa presque 3 mois bokk ci production def combien de spectacles te ñooñu ils étaient prêts à venir ñuy collaborer avec les artistes de Thiès donc ñun moment boobu lañ doon xaar pour ñu waa camp yi ñu leen invité waa Zollinger di leen invité j'ai rencontré des artistes comédiens fekk ma dem colonie au Maroc ñoom ils étaient prêts amoon na ku taxaw wax naa ko gars yi fii en réunion ku taxaw ne je vais vous prendre vos billets maa leen di jëlal seen billet ngeen dem festival bu Thiès donc ñooñu ñëpp pare woon nañu pour ñëw mais avec ces problèmes là on n'ose pas woo fi ay nit après pour nga am car bu leen jëlee fii sax yóbbu leen aéroport di nekk ay problème donc voilà situation bi nga xam ne nii moom la ñu nekk donc moi je crois que nous ne faisons qu'animer la cité defuñu fi lu bon waxuñu fi lu bon dañuy animer cité bi bu ñuy animer cité bi nag ñiy diriger cité bi war nañoo am lu ñu def ci loolu ñoom ñoo war na am politique di animer cité bi ñoom ñoo war na am politique di organiser fii di woo artistes yi di leen fay ay cachet ñuy def nii wala boog ñu organiser festival boo xam ne nii artistes yëpp dinañ ci mën a yëg seen bopp mais festival boo xam ne soo ko defee duñ la fay cachet bu ko jar wala doo jot sa cachet ngeen booy ñëw di séquestrer nit ñi fii loolu rafetul defe naa suñu politique yi war nañoo seetaat seen bopp war nañoo seetaat suñu bopp ñun woyaanuñu yelwaanuñu lii dañu war a jox subvention ñu def ko dañu war a jox subvention ñu def ko donc véritablement ñun situation bi fii lañ ci toll donc loolu laa amoon loo xam ne nii moom laa ci bëgg a compléter après le président donc je vous remercie. waaw mais attaque morom mi Thiès li mu regorgé ci talent regorgé ko ci ay artistes. noonu la regorgé ci ay autorités mais autorités ñoo ci du def dara yow léegi tout à l'heure wax nga ko su fekkoon ne commune mairie communes yi ñetti mairie communes yi ak mairie ville bi ak sunu ministres yi fi nekk ak
ñi fi nekk ñi autorités yi fi nekk ku ci nekk bu ci defoon sa loxo ak ñun liñ ciy def et puis bëgg naa leeral tuuti ci li président wax président nee na chaque fois on met 1 million ci festival bi mais ñun dañoo yemul suñuy activité dafa yemul ci loolu on a des formations que nous faisons pour suñu rakk yi ndax gis nañu Thiès ni mu mel ci théâtre donc booy duñ leen bàyyi noonu il faut ñu di leen former ndax après la relève ñu am ñu mën a def relève bi te bëgguñu aussi ñu ne waa Thiès yi li ñu def cim loolu kii yool donc ñu jël xale yi di leen yóbbu centre culturel di fa yendoog ñoom togg añ def lépp pour di yendoog ñoom loolu association bi moo koy financé ñu ngi def arbre de Noël pour nos enfants ndax mënuñuy dem toujours chaque année di dem di jouer nit ñi suñuy doom yi toog fii dañuy def arbre de Noël pour suñu doom yi loolu ay activité la yoo xam ne ni nit ñi dinañ cotiser membres yi dañuy cotiser pour seen doom yi mais association bi day jël aussi def ci donc loolu waaw déedéet non ñun fii moom yëgaguñ déedéet bu amee it yëguñu ko. parce que association bi culturelle yëpp dañuy soxee ko ci benn quartier man mi nekk politicien ma financé wala subventionné association bi nekk ci quartier Jaxaaw quartier Médina Fall R100 jàpp R101 ba 2 Daaru Salaam et ñooñu sur le plan votant bu may voté mais moom moo ëppal njëriñ monsieur Ba ci yéen maanaam kii caale la dëkk kii Jaxaaw la dëkk donc sur le plan votant mais ñoom loolu aussi dañ koy man loolu mooy seen ñàkk a xam ndax soo amee artiste comédien yi on se jette pas de fleurs mais soo amee artiste comédien yi sommité yi nekk fii nga am leen ci sa campagne defe naa yaa ëpp doole ki am ñeneen ak ñeneen mais ñun dañuy voté ñun ay citoyen lañu ñun dañuy voté am nañu suñuy carte dañuy voté ñun ay citoyen lañu jëf tey ci koñ yooyu nga lim ci lañu dëkk mais nag quant à am benn politicien bu ne fii ne moo porte suñu yëpp loolu amuñu ko. ma yokk Jeff bu fàtte ni l'acteur culturel le comédien c'est un porteur de voix, c'est quelqu'un qui est écouté dans son quartier qui est très influent dans son quartier il faut même détourner des intentions de vote parce que nous l'avons vécu dans notre quartier on a fait un travail par rapport à ça analyse boobu moo dul analyse bu baax bi ci politicien bi parce que loolu moo koy nax parce que on voit que ni ko Ndiame waxee mais campagne électorale bu jotee mais l'ensemble de ces politiciens là c'est les artistes comédiens ñooy animé seen i plateau ba ci président Macky Sall bii campagne am bii passé c'est Serigne Gueye qui faisait sa première partie fépp fu mu dem ñooñu ñoo koy mobiliser ñeneen ñooñu donc bu ñu analyser noonu il se trompe parce que tey jii les acteurs culturels ce sont des porteurs de voix les acteurs culturels ils sont influents dans les quartiers nañ leen bàyyi xel nag parce que il faut un travail loo xam ne ñoom xamuñu ko mais ñu liggéey seen quartier loo xam ne mën na la indil njariñ comme mën na la yàqal parce que président moo complété une question Dieng est-ce que bu tey li ngeen dund nii jotul bu ñuy wax élection porte locale ñu dem war a am ab liste boo xam ne ak acteur culturel moo ko jiitee bu moroomu artiste am yéen bokk artiste yi man mi bëgg aar ak artiste culture ma seeti campagne ko comprendre mu jiite ab mairie naam dañ ko dégg pour commune bi yëpp mais bañ ko yow daal est-ce que du jëf foofu lay woo ak waxee mais bu fekkee toujours bu leen gaay soxla ngeen ñëw mobiliser leen mais bu ñu paree dem seen yoon oui xanaa loolu xanaa loolu jëf wax loolu mën na nekk te dinañ ci réfléchir non li ngay wax jëf comprendre jëf comprendre naa la li ngay wax nii jëf li mu wax nii comprendre naa ko donc loolu daf ñuy pousser peut-être ñu jël kenn pousser ko mu nekk kii bu ko defee ndax boo demee fi ñuy séddalee nga bokk ci ñuy séddale bu boobaa dootuñu ñàkk bu ñu amoon kenn ku nekk ci mairie bi bu ñu waxee mu fëgg taabal ji kon duñ ñu fàtte peut-être nawetaan yi li mu am nii peut-être loolu moo tax ndax nawetaan yi
waaw dañu am ay conseil ndax nawetaan yi li ñu leen di jox ñun duñ ñu ko jox te ñun li ñu mën ci sensibiliser ci kii bi nawetaan yi mënuñu ko man sama ASC sama président ñëmu la ñëw ne ma Ndiamé kaay woteel diw sañu ko mais ñun si suñu monté ay kii fii mos nañu fii ma raconté leen benn anecdote mos nañu fii tourné benn séquence fële ndox mi taa ci wetu Jules Sagna dem tourné ko ak la RTS bi mu génnee ñu wax ci lañ ca wax man mii maa joué ci biñ ci kii maire ba def ñëw convoqué ne ñu lu tax ngeen di wane lii mu salte ngeen di ko wane ci dëkk bi attention ñun moyen bu grave de déstabilisation la ñu yor mais ñun on n'est pas là pour saboter duñu xeex duñu xuloo duñu invité kenn duñu grève duñu invité kenn ci suñu bërëb ñu sànni la xeer wala ñu di la rawale police di la rawale ñun jàmm la ñuy wootee ak salaam ak yee doomu aadama yi donc loolu laa amoon lu may wax ci vous remercie. subvention bi yéen a ko moom. léegi yéen terrain yi def ngeen journée. est-ce que mën nañu xaar suba ngeen def cycle toogaayu cycle devant la mairie de Tivy. waaw def ngeen tey point de presse. bien sûr loolu dañuy retourné waat suñuy base suñu demee suñuy base après gars yi dinañu waxtaanaat base bi mooy décider lan la ñuy def après mais fii tey mënuñoo wax ne lii ndax il faut ñu retourné waat base fii bureau bi moo fi nekk rek ak quelques membres donc il faut ñu retourner waat suñu base pour xam nag léegi quelle est la suite à tenir. Je vous remercie. dañuy dellu un peu dans l'histoire rek par rapport à question bi nga posé un peu dans l'histoire tey jii boo gisee ARCO au niveau de la mairie ñu am une subvention de 2 millions mais c'est pas de gaieté de cœur que le maire bi fi nekkoon defoon ko bu vous rappelez bu ngay xoolee seen article bi gis am na benn année boo xam ne dañ ni on va aller assiéger la mairie si Tivy lañu wax un jeudi la ñu réunion ñu wax ko la presse bind ko ñu relayé ko sama téléphone bi kenn boobu yëpp fay le lundi matin le maire nous reçoit Yankoba dans son bureau maa ngi jàmm rek Ndeye Sine ak kan voilà ou quelqu'un pour nous dire que ni nañu arrêté ils vont nous octroyer à partir de maintenant 2 millions mais ren il faut que ñu jël 500 000 donc foofu ñu ko jël c'est une lutte bu ñu ko jox mais on est duñu toog di xool li nga wax ni duñu toog di xool nous allons aller analyser la situation pour xool s'il y a des réactions s'il y a pas de réaction mais on va développer d'autres formes de lutte mais duñu sànni xeer duñu taal pono duñu xas kenn di nga ñu dégg ci lu ñaaw mais lépp loo xam ne yoon may nañ ñu ko ak l'administration may nañ ko dinañ ko def pour mën a fay bor yi surtout donc loolu pour répondre à ta question. mais bu amee bonne volonté ñëw jàppale leen ci bor bi da ngay jël. on est preneur mais loolu bokk na ci li tax ñu def point de presse bi. point de presse bi du rek pour wax maire bi war na joxe subvention bi joxewu ko boobu ba léegi mais bokk na ci nit ñi bonne volonté yi xam ni bor bi mi ngi benn bokk na aussi ci ñi nga xam ne amel nañ leen xaalis depuis 18 mois ñu xam ne ñun lii ñu leen di wax lu dëggu la parce que am na ci ñoom ñoo xam ne peut-être gëmuñu ko loolu it bokk na ci. wax naa la sànq ni la am na ci ñaar ñoo xam ne yàlla def ñu génn àdduna seeni njaboot tey jii war nañu dugg seeni fonds pour ñooñu mën a reposer en paix mais loolu moo ñu gën a poussé pour que ñu def point de presse bi mais bu doon loolu kon dañ doon continuer li ñu def mais fi mu toll nii loolu moo waral jataayu tey bi bor bi c'est 2 millions lan nañ Fat Dame 2 millions 795 000 750 3 millions en gros. presque 3 millions c'est 2 fois rien la subvention de la ville de Thiès est à hauteur de 2 millions 500 donc li ci des xam nga amul solo li ci des xanaa sax bu ñu dugaloon loolu ñun ñii sax xanaa kenn ku ne bu joxee mu mat donc foofu lañ toll